waaw sëñ liggéey ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal yaa ngi si Wanema Info di la wax nga nuyu suñu téléspectateur ak internet yi ñuy seetaan daal. salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam rawatina yéen ñi nga xam ne yéenay suivre site bi nga xam ne mooy Wanema Info ñu ngi leen nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam man nag may Oumar Gueye ñu gën maa xam ci minicar mu Serigne Saliou yar ma nekkoon ci keppaaram nekk ak moom bi may am à la 7 ans ba ni mu làqoo maa ngi ci wetam bi mu làqoo laa ñëw Dakar pour nekk fi doxal samay activité waaw minicar moom mu koy dégg ñu koy wax la moom tur bi fu mu jugee fu mu cosaanu minicar. minicar day turu barkeeloo woo xamante bi mu ngi jóge ci ku tedd ki Serigne Saliou moo ko daan tooñee ci daara ji muy tur bu yàgg woo xamante bi foofu la tur yu sasoo. waaye tamit à part boobu noonu gis nañu ne nag yaa ngi responsable politique nga ci parti au pouvoir. te xam nañu ko xam élection yi passé pour Touba Macky Sall am na fa défaite bu mag a mag. défaite boobu nag am ñu bëri jàpp ne après dafa sanctionné Touba ci wàllu représentant. ku mel ni Birima Mangara gisoon nañ ko kenn gisatu ko wàccee na ko loolu noo ko jàngatee yéen waa Touba. loolu jàppee mu ko defet xam naa yéen a koy jàppee defet mais loolu du defet ci président parce que président dafa faraan am boo dee xool 37000 et quelques la faraan am ren am na fa 67000 et quelques jàpp na ne ndam la ko jàpp moom président te président digganteem ak waa Touba damaa gëm ne politique doxalu ko ci ndax boo dee xool dëkku sàkku ñaan la ko jàppee dëkk la boo xam ne daa jàpp ne mooy deuxième ville du Sénégal di dëkku barkeelu muy am yéene ci liggéey Touba am yéene def fa dara waaye jàppewu ko dëkk comme ni mu jàppee yeneen dëkk yi comme ci politique moom jàppewu ko Touba dëkku sàkku ñaan la ko jàpp am yéene liggéeyal Serigne Touba loolu la jàppee dëkk ba. kon naka la ñuy jàngatee Birima Mangara bi nga xam ne moom la ko ministre budget nekkoon ministre ba xam ne président de Touba mu sanctionné ba comme ni ñu ko gisee ci Dakar fii ministre Médina yi nga xam ne dañoo am defet foofu noonu mu sanctionné leen loolu noonu ñu koy jàngatee. loolu ba tey dama gëm naa ne du sanction parce que damaa gëm ne maanaam liggéey bi di gouvernement damaa gëm ne mook match football ñooy am remplaçant day am parce que yëf yi ab liggéey la président dafa am yéenay liggéey te gëm naa ne man sanctionné wul kenn damaa gis ne rek région de Diourbel Birima fa la nekkoon liggéey na fa liggéey ba am solo waaye Dame Diop it dafa nekkoon ak yeneen nawlem yu fa nekk yoo xamante bi dañ faa nekkoon di liggéey président am yéenay changé système boobu mu jël Birima xañ na soxla na ko feneen xaarloo ko pour dugal Dame Diop mais du sanction pour man. waaw da nga koy jàppee comme football rek il faut ay remplaçant di am ñuy dugg am ñuy génn loolu mais c'est la même équipe ñun ñëpp gagné lañ bëgg rek président gagné la bëgg ñun sénégalais yi gagné lañ bëgg. macha allah peut-être xañ na doxal na waaye xam nga tamit léegi joueur da nga yow mi toog ci touche yi di nga gis joueur bi football nga chiffre ko xam ne joueur bi peut-être dafa sonn wala dafa am lu manqué tuuti nga remplacer keneen pour mu dugal mais yéen ñu mu àggale yéenam mais loolu football. parce que lu ñu naan defet mais Idy coalition Idy Diop dañ leen laminé Touba dañ leen écrasé foofu noonu. waaw parce que Idy coalition dafa am loo xamante bi dox na ci élection yi jàll loolu il faut ma dikk ci du laminé du dara dafa am ay yu xewoon yoo xamante bi day am loolu phénomène laa ko jàppee Idy diggante mag waa Touba lii phénomène la woon jàll na jeex na dootul amati. lu fi jaaroon la rek jeex na président Macky Sall nag. yéene ji mu am Touba nga xam ne man xam naa ko maa ngi au profond du parti am na lu ma xam ci digg yéeneem ci Sénégal rawatina Touba gëm naa ne yéeneem wane na ko te bés bu ko àggalee bu soobee Serigne Touba waa Touba gépp danañ teg seen bët ba lu mu bëggati ëllëg danañ jël loola jox ko. mais Idy bu ñëwee Touba gars yi mooy fool bi génn mbooloo bi génn fii la bul njël ñëw Touba ñu yuuxoo nga ne Idy phénomène la. loolu du yuuxoo yow yaa ko jàppee yuuxoo mooy li ma lay faral di wax rek yow yaa ko jàppee yuuxoo mais du ay yuuxoo ci ñun. xam nga loolu. ndax damaa gëm ne ab yéefar sax bu jóge woon fële ñëw di seet si sëriñ bi waruñ ko yuuxoo rawatina koo xamante bi ab taalibe la di bun jonn di taalibe ci kër Seex sëriñ Moustapha Bachirou dikk di seet si sëriñam sëriñ Mountakha Bachir ñu di ko yuuxoo yooyu damaa gëm ne ay ndaw yu ñàkki teggin ñoo ko doon def waaye du ay yuuxoo yoo xamante bi mën nañ koo jagleel waa Touba du waa Touba man gëm naa ne waa Touba am nañ respect ci sëriñ bi teg nañ sëriñ bi foo xamante bi sëriñ bi du am gan ñu di ko yuuxoo loolu nag da ngay jàpp ne am na fépp ay ndaw yoo xamante bi amuñu ku leen yilif kenn yilifu leen seenum xel la ñuy demee am na fépp loolu da ngay jàpp ne ay ndaw yu yare di ko rek ñoo ko def waaye gëw ma ne loolu waa Touba ñoo ko def ndax waa Touba duñ def loolu. est-ce que loolu seen liggéey bi ñu jàng ni Touba amul leader lépp fu mu passé sur le liggéey ba nekkul fu ko nekk est-ce que Touba mu ngi wax kan mooy leader bi kan Touba amul leader APR.
Touba am na leader si am na leader parce que ku fa mel ni Moustapha Cissé Lo moomu dañoo jàpp ne génne na loxoom ci Touba te génnewul loxoom ci Touba ndax ba ci élection yi rek di jëf na jëf ju am solo biir Touba loo xamante bi comme ni mu ko jëfee fépp li mu daan def Touba rek mën naa ne moom la fa def ci élection yi jàll. Cheikh Abdou Bali ma nga fa extra ak Lat Seck Sadaga ku ci mel ni vraiment maam Khary Mbacké ñoo nga fa ñoom ñëpp ñu ngi ci terrain politique bi ak ñi nga xam ne dañoo yàgg ak président bi ñu ànd ak président gëm naa ne 2009 la ànd ak moom ñun ñëpp ba léegi nii bàyyiwuma tàyyiwuma yox yu ma maa ngi ci programme président pour ndamul président rek ci lay dox ñun ñëpp ñu ngi woon Touba pour li yokk ni ci électoral Touba te njokk ko ci résultat yi loolu gëm naa ne ñun ñëpp ñoo ko ànd joué pour verser ko ci keesu président. est-ce que tamit jàppoo ni local yi bu ñuy ak xiiroo ko ngaayoo ni Diourbel Macky Sall di ko ñàkkaat ci élection locale yi daa amul benn leadership buy feeñ dëgg-dëgg daal foofu noonu ak doole boobu ñu segg di percé biir Diourbel noonu tiitoo leen loolu noonu. déedéet tiituñ loolu parce que président yéenam ci Sénégal ñun ñu ko xam amuñ lu ñuy tiit président boo dee xool li nga xam ne yéen ji mu amoon ci Sénégal yaakaar naa Sénégalais yi ànd nañ ceeg moom soxla na réew mi taxaw laaj ko ñu jox ko demande na ba soxla ñaareelu mandaam taxaw laajaat ko Sénégalais yi joxaat ko Sénégalais yi président moo leen desel mais Sénégalais yi wàccoo nañoo ak moom jox nañ ko li nga xam ne moom la soxla woon te yi Sénégal it président am na yéene parce que fi mu jëlee Sénégal ak fi mu ko àggale tey ñun ñi nga xam ne bi muy doog a jël réew mi fi la ñu fekk actuellement fi la ñu fekk te après fi la ñuy fekk incha allah gis nañ li fi président def te gëm naa ne lii mu fi def ci 7 ans dina def lu ko raw ci 5 ans yi parce que yéeneem ak bëggam Sénégal mate na loolu. mu koy jàngatee primature bi nga xam ne da koy waaj a supprimer coow li bëri na fa ak Amadou Ba nga xamante ne ministre des finances mu wàccee ko ñu bëri jàpp ni ñooñu dañoo amoon doole ci gouvernement bi ñu mel ni ñoom Boun Abdallah Dionne ñu mel ni Amadou Ba mu mel ni gars yi da leen a wàcce ngir moom samp boppam pour nekk continuer daal loolu noo ko jàngatee. waaw loolu danaa ci taxaw tuuti parce que Amadou Ba. vraiment day nit ku baax koo xamante bi danañ ci taxaw pour wax ci moom ndax gis nañ même bëgg-bëggam ak yéeneem ak xalaatam lépp da koo jël jagleel ko ndamul président de la république parce que man bi ma ko xamee xaw naa duré gis naa ay activités am boo ko seetee li mu lay wax mooy jàppaleel président fi président moo soxla man soxlawuma ñun nañ jël suñuy bëgg-bëgg boole suñuy bëgg-bëgg pour ndamul président liggéey na ci liggéey bu am solo parce que boo dee xool Amadou Ba patron Dakar gi ñu doon wax lu wér la lim man Dakar man de gëm naa ne du ma ne keneen mënu ko de waaye keneen ku jox Dakar pour nga téye ko comme ni ko Amadou Ba téye woon dana jafe ndax comportement am ab yaram da koo mate ay teggina mate ko capacité mate ko ba pare tamit muy maslaak ñëpp ubbi ay buntam ubbil ñëpp ay bunt pour ñëpp am accès ci moom tëjuwul kenn lu mu yor partagé na ko ak waa dëkk bi jege na askan wi ku xewle dëj mu ñëw jege la ku xewle ngénte mu ñëw jege la vraiment pour man Amadou Ba mooy patron Dakar loolu laa gëm président nag changé gi mu ko changé jël ko toxal ko feneen peut-être xañ na fële dafa am loo xamante bi da ko faa soxla pour bëgg mu liggéeyal ko fa loolu laa ko jàppee mais nekkul sanction nekkul dara te Amadou am na capacité jël affaire étrangère yéegal ko ci beneen niveau parce que moom yàlla moo def loolu ci moom dafa am nit yoo xamante bi suñ borom moo def loolu ci ñoom luñ laal moo gën luñ laalut man nag Amadou Ba foofu laa ko boole damaa gëm ne lépp lum laal moo gën lum laalut. kon gis nañu ne que yow nekk ci tànk wàññi dooleem daal. déedéet du tànk wàññi dooleem au contraire day yéegal niveau parce que fee mu nekk ne xaj na am na fa loo liggéey bu mu ko fa bëggaloo boo xamante bi Amadou Ba rek moo ko man moo tax mu jëlee ko fële yóbbu ko fële pour bëgg mu defal ko fële parce que comme liggéey ba mu ko doon defal finance liggéey ba mat na réew mi sentir nañ seen bopp ci Amadou Ba parce que gis nañ ne changement bu ndaw bi mu tàmbalee am ak léegi rek am na lu ñu njëkk ci réew mi waaw. waaw tamit bu ñu dellusee ci wàllum Touba wala comme que foofu sa base la loolu mën a wax ci Abdou Lahad Ka nga xam ni moom jiit la fa yore dëkk ba nekk fa maire loolu mën a wax ci daal gestion. waaw ñun nag xam nga Touba moom day dëkkum digal dafa bëgg a wuteeg yeneen dëkk yi ci des day dëkkum digal Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir yàlla na ko fi suñu borom yàggal te wéral ko. ba yéene yi mu am ci liggéeyal Sëñ Tuubaa mu àggale ko boo dee xool Touba dafa wuteeg dëkk yu bari ndax ñun ndigal la ñuy déglu te Serigne Mountakha Bachir dafa jël dëkk bi teg ko ci loxol Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad Serigne Sidi mi ko teg ci loxoom moo ko jël tegaat ko ci loxo Abdou Lahad Ka te gëm naa ne Abdou Lahad Ka maa ngi cay def kéemtulaay kàttanam parce que Touba vraiment deuxième ville du Sénégal Abdou Lahad Ka jiite ko nekk ca bopp ba état di ko jàppale ñu ngi fay def lépp lu ñu fa war a def.
am na gox yuñ tàmbali am na yuñ accès gul te gëm naa ne incha allah rabbi fii ak fan yu néew danañ mate fépp danañ daje fépp incha allah. est-ce que liggéey bu mu fa def bu ko comparé ak jamono Abdoulaye Wade est-ce que am ñaan jamono yi Abdoulaye Wade la Touba bi mu sant boppam ko jamono ji nga xam ne. waaw parce que jamono jooju dafa nekkoon jamono joo xamante bi la daan am jamono jooju à l'époque mu amatul léegi parce que bu njëkk da ngay gis ku fa war a def ci misaal 100000 lampadaires jël 100000 lampadaires yi def 50 lampadaires li ci des nga def ko ay mallette yor ko di ko partage di ko jox ñi nga xam ne ñoo yor seenu làmmiñ di wër di wax ñu lay défendre loolu moo fi jeex tey jii président Macky Sall dafa am lu mu gëm dafa gëm ne lu ñëpp bokk nañ ko teg ci table ji ñëpp jotandoo ci bu fekkente ni lu ñu war a def Touba la muy ay lamp day jël lamp yi yóbbu ko fa ña ko yelloo mu defal leen ko ñu ngi teg ci seen bët. bu dee tay la dama koy dund bu baax a baax. Serigne Saliou Mbacké laa mas a fekk mu toog président Macky Sall toog defal ko ci at moom bi ngi nekk ministre hydraulique moo yoroon wàllum ndox mi. tombeeg màggal Touba jub si président Macky Sall def ci liggéey bu am solo ci ndox mi ba année boobu kuy murit te màggal si woon yaakaar naa jàmbatu am ndox te bis boobu année boobu président moo yoroon ndox mi sëñ Saliou cant ko ci cant gu amut ab cant gu amul tàmbali waaye amut yemukaay cant googu ma sukkandiku ci waaye damaa mas a fekkee Serigne Saliou am lu muy soxla ci état lu jëm ci askan wi laajte ñu ne ko président Macky Sall yoru ko mu ne waaye sama yiite nañ ko wax Macky Sall moom mu doxal ma ko ndax xam naa ne sama yiite lu mu ci yokku du ko wàññi. te loolu gis naa ko ci moom muy koo xamante bi gëm naa ne man ku nekk ngi wax naan président maa ko fal waaye président Macky Sall Serigne Saliou ko jox li mu yor ndax Serigne Saliou moo ko mujj recevoir moom Macky Sall la mujj recevoir ci politiciens yi moom la mujj giseel te bi mu gisee ak moom jamono yi muy gisee ak moom gëm naa ne man am na lu mu def ci moom te président xam na li may wax ñi àndoon ak moom xam nañ li may wax ku ci mel ni président Moustapha Cissé Lo moom fekk na jataay ba lii may wax mën na koo seede président Moustapha Cissé Lo mën naa seede ne président Macky Sall Serigne Saliou moo ko jox lii mu yor waaw. yow président Macky Sall depuis boobu mu nekk président est-ce que recevoir na la jot ngeen gisee wala. waaw xam nga président dafa nekk charge bu diis boo xamante bi lam manoon bi muy yoragul pouvoir bi ak bi mu ko yoree du bokk muy laamisoo beeg gise beeg yooyu man la taxoon ma jàpp ci pour mu falu mi ngi ci. ndax da changement laa bëggoon ak ku jàppale askan wi yërëm askan wi defar réew mi te gis naa ne mi ngi ci boobaak léegi gëm naa ne maak moom bu ma gisee bu ma gisul la taxoon ma changé la fi nekkoon teg ko fi comme mi ngi ci gëm naa ne loolu lépp macha allah waaye recevoir gi nag lu ma bëgg la waaye xaj na yàlla dogalu ko te bu jotee rek incha allahu rabi dina am incha allah. déedéet comp nag moom gëm naa ne man damaa gëmul comp man comp li ma ko gëmee mooy mu nekk ci li mu war a nekk rek man ma nekk ci li ma war a nekk. xam nga réew mi loolu il faut ñu jële ko fi affaire de comp affaire de mosal affaire de yooyu yëpp il faut ñu jële ko fi ndax réew mi. non président doxewul noonu président doxewul ay comp ak ay mos ak yooyu président moom buy comp réew mépp lay compal buy mosal réew mépp lay mosal mooy li réew mi bokk réew mépp ciy bokk jot lu kenn moom nag lu mbooloo bokk mu jox ko kenn président Macky Sall du doxe noonu ku xam président Macky Sall xam ko bu yàgg xam ne alali réew mi ak keesu réew mi du ko foyee di ko jël di ko jox ma Samba wala ma Demba loolu maa ngi koy seede fii ci Wanema Info. am na ñuy taxaw ne jël na lépp jox ko doom jox ko frère am bi jox na ko CDC jox Aliou Sall bi jox na ko laa waaw. Aliou Sall li ñu ko dénk peut-être da koo man moo tax ñu dénk ko li ngay dénk keneen kay am nga ku la jege man na ko jox ko mu def ko parce que damaa gëm ne yow mii di wax tey sa frère bu fekkoonte ni dañ laa dénk benn liggéey ba sa frère man ci dara yaakaar naa moom ngay xëcc sa wet pour ànd ak moom liggéey. loolu wàññiwul dara comme frère bi am na capacité liggéey rek liñ koy def loo man na ko te mi ngi koy def ni ko sénégalais yi bëggee rek jotewut ak mu di ko jox keneen ak mu jox ko frère am benn la. waaw tam bu ñu jëmee si loolu ba léegi ci wàllu président Macky Sall tamit gis nañu démb mooy 1er mai nga xam ne fête du travail jëm nañ jox ko seen mémorandum jox ko seen doléance waaye moom nee na mënul satisfaire yokk salaire yi est-ce que Sénégal Macky Sall rek si jafe-jafe. non président dafa nekk ku dëgg koo xamante bi ni muy waxee nii ak ni muy doxee nii loolu la Sénégalais yi bëgg Sénégalais yi dañoo bëgg ku leen di wax li mën a nekk ak li bënta nekk président dafay Sénégalais la juddoo Fatick yaroo fa màgge fa jànge diggante Ndakaaru ak Fatick ak dig-digal boobu xam Sénégalais yi xam Sénégal moom du nax Sénégalais yi li mën a nekk la leen di wax nan leen lii tey suba ngoon ñaan ko yaa fi waxoon lii yaa fi waxoon laa loolu président du ko def li mën a nekk rek leen wax te yaakaar naa bi mu ko waxee ba léegi ubbi na bopp sénégalais yu bari sénégalais yi loolu mooy li leen gënal moo gën ñu toog kenn ku ci nekk di xaar loo xam ne mënta nekk
toujours nañuy waxante li mën a nekk buñ naxante adduna naxante baaxul nañuy waxante li mën a nekk président gëm naa ne mooy président bi nga xam ne moo mën a jiite Sénégalais yi ndax toujours rek mi ngi wax Sénégalais yi li nga xam ne moo mën a nekk li nga xam mi ngi leen di wan tamit li mën a nekk mi ngi liggéey tamit li nga xam ne Sénégalais yi ñu ngi ciy kontaan seen xel mi ngi dal ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax a baax. est-ce que tamit nekkul ni gars yi ñu ngi ci wax naan peut-être dafa am ay agence yu bëri créé ay HCCT ak yeneen kii fii agence yu bëri est-ce que nekkul loolu moo tax tamit wàññi train de vie état bi daal taxul loolu tamit gën a indi ay jafe-jafe. waaw su fekkee bu wàññee train de vie état bi bu fekkee bu ko wàññee dana yokkaat ci lii mu fi jot a def moom wàññi ko moo gën parce que li mu fi jot a def macha allah bu fekkente ni pour mu wàññi ko wàññi train de vie yi dugal ko ci askan wi bu fekkee moo ko tax a jug moom lu baax la maa ngi koy rafetlu bu baax a baax waaw waaye nag su ma soñoon it en sens yooyu buñ ko wàññee nit ña fa nekk ñu xool fu ñu leen dugal parce que ay père de famille fa nekk di liggéey bëgg a tedd ngir dimbali seen ay njaboot su ma soñoon nit bu fekkee instance yooyu dañoo pare pour supprimer ko ñu incha allah ñu fexe ba personnel ba fa nekkoon di liggéey ñu am fu ñu leen placé. yow tamit agent nga suma jumla CSE conseil économique social et environnemental kon nga war a ñi sa poste chef nga xam ne muy Aminata Tall nga xam ne nekk ci tetu parti APR Alliance pour la République ñu bëri ñu lam-laami ne ku moytu bi mu tuddee jël place am ndax looloo ci xaar. waaw madame la présidente Aminata Tall ñu ngi koy nuyu au passage moom su waruñoo wax dara te jëkkewuñ ko ci li ñuy wax ndax moom mooy suñu kilifa ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax côté boobu dama gëm ne tamit ay rumeur la yoo xamante bi day kii rek parce que président confiance bi mu am ci madame la présidente Aminata Tall madame la présidente Aminata Tall taxaw remplir confiance boobu ba président am ndam ci lim ko dénk gëm naa ne amul chance pour ñu ko fay jëlee di fa teg ay Mimi Touré ak yooyu loolu rumeur la buy daw rek présidente Aminata Tall liggéeyam ku ko xam-xam ne dafa àndut ak ay wax moom jëf la gën a mën a ci wax bu wax taxawee du moom mais bu jëf taxawee moom la moom ku ko xam-xam ne mooy la lion di bawal man moom laa ko tuddee parce que bu jëf lay def ju àndut ak wax moom li rumeur yi ngay dégg doo ko ci dégg te du ci tontu kuy xaar tontoom ci loolu doo ko dégg liggéey la gën a mane man damaa gëm ne loolu ay rumeur rek mais président nekku ci logique boobu parce que macha allah fa mu ko teg ma ngi fay liggéey sans bruit kenn dégg ko ci dara te liggéey na ba liggéey ci sax loo xamante bi kawe na njort lañ ko dénkoon loolu kon ñu ngi ko ci sant di ko gërëm devant le site bii di Wanema Info. yan mooy seen relation exactement bu nekkoon nga am relation particulière wala da ngeen xamante lu yàgg Aminata Tall daal. Aminata Tall dafa nekk koo xamante bi moom ndamul président rek moo ko tax a jug ci lay xëy ci lay gont ba tax na man dafa xam sama diggante ak président de la république xam li ma daj tamit ci diggante Diourbel ak Mbacké ak Touba loolu la jëlee la xam remarqué ko ba tax na mu jël ma teg ma ci wetam comme conseil spécial may nekk ci wetam di ko ci sant di ko ci gërëm di ci sant président de la république mi nga xam ne moo ko dénk liggéey boobu moom day dox ci loo xamante bi sax lu nit ñi yëg ak lu nit ñi yëgul fépp fu Flistré nekk koo xamante bi mer nga ci parti bi wala yàgg nga ci mi ngi xool nu mu la rassembler pour delloosi la nga jege parti bi pour liggéey pour président de la république loolu moom ma booleeg moom te et puis macha allah ñu ngi koy sant di ko gërëm ci loolu. moom amul benn jafe-jafe par rapport ak yeneen leaders yi foofu noonu au niveau de Diourbel. déedéet parce que du seen morom nag parce que du seen morom ci côté boobu mënta am ak ñoom jafe-jafe ndax dafa ubbi ay portam uuf leen ñoom ñëpp. def leen ay doom def leen ay frère ànd ak ñoom liggéey amu fa kenn ak jafe-jafe parce que du seen morom nag ci politique surtout diggante Diourbel ak Mbacké Touba boobu Aminata Tall ci jigéen amuñ ko fa kuñ ko fay tëkkaleel góor ñi sax am na ñoo xamante bi duñ tudd Aminata Tall di leen tudd waxuma la ak nag jigéen moom du seen morom wax dëgg fa yàlla moom région boobu li ko fa intéressé mooy toujours rek ndamul président de la république moo ko fa intéressé te ci lay dox. mi ngi leen di jubóole mi ngi leen di boole ñu doon benn pour ànd liggéeyal président de la république élection yi jàll présidentielles yi def na ca loo xamante bi wallahi lazim yàlla tax may wax amul leader bu ko def ci région bi. kon si je comprends bien kon Diourbel daal xam naa indi moo leen tere nelaw déjà parce que bàcc na leen foofu loolu barki démb maa nit ñi génne seen livre blanc wane yi nga xam ne ay irrégularité bi nga am ci inscription ci élection yi. gaa yi ngi tudd yuuxu mi ngi tuddee yuuxu Moustapha Diakhaté Idi teewal na nelaw kenn Idi bu teewal na nelaw nit ñi ba mu dalee sàkku réew mi ba tey dana dox ay parcours yoo xamante bi dana wane ne kii njiit la Idi wanewul dara loo xamante bi war naa mën a tiital kenn. am na 900000 voix ci élection mais après 900000 voix léegi lan la ko mën a jox par rapport ak li président Macky Sall am. nee na da ngeen gonflé
de 115 000. loolu ay waxam la moom Idi. ci livre blanc mais loolu ay waxam la. si ay waxam la moom. parce que nit nag boo ñàkkee ñàggi xale mënoo koo dóor pare na ko doo fi jooyee moom da nga ko yaa yor sa yar mën ngaa tiim dóor waaye nag doo fi jooyee mënoo koo tere koo dóor mu jooy Idi il faut mu jooy mënta ñàkk a jooy day jooy de loolu muy wax noonu yëpp ay jooy la na jooytu fu ko neex mënta ñàkk a jooy waaw xale moom boo ko duma ba pare da nga koy bàyyi nag mu jooy. loolu ngeen gis. ay jooy la day jooy di jooytu rek day jooy rek. ay coalition ñoo ko woon XXL ay ñoo ancien premier ministre ay Abdoul Mbaye ñëpp ñoo ko woon ay cadre ay kàngam ñoo xam ne ils feront très mal ci local yi. ñooñu noonu boolewuma leen sans programme xam nga programme bi may wax nii Idi mi nga xam ne moom la moo jiitu woon ñoom ñu topp ci ginnaawam ñu topp ci ginnaawam taxuñ may wax man ki jiitu woon laa mën a waxal ñu toppoon ci ginnaaw bu ma leen di lim fi la ñuy fanaan te ñooñu damaa gëm ne servir réew mi taxu leen a jug parce que bu fekkoon servir réew mi moo leen tax a jug danañ ñëw dialogue bi président di woote ñu dem wuy ji dialogue bi mën a participer ci réew mi pour liggéeyal réew mi waaye chaque jour rek boo dee xool coalition boobu boo xoolee sénégalais ci moom ñoo warutoon coalition boobu parce que xam nañ ne ñii c'est un caïman ay nit la ñu ŋàng pour xool luñ lekk réew mi kenn du ko séddoo ay caïman la ñuy dajaloo bëggoon a séddoo réew mi far yàlla dogalu ko président réew sénégalais yi bañ président jëlaat réew mi àggale yéenam ñooñu bu ñu jotoon réew mi dañ koy séddoo kenn ku ci nekk lekk li nga war a lekk réew mi jeex réew mi la ñuy lekk mu jeex. nga baal ma nga baal ma dégelé nga baal ma Sonko mënuma ci wax kooku moom tëgguma jug kooku lu fi jaaroon la callu meer la jeex na c'est tout mënuma wax ci wax Sonko nga baal ma du ma wax Sonko mu du ma wax ci mbiram callu meer lu fi jaaroon jeex na seen du ma ci wax waaw lu fi jaaroon la ngelaw la woon jàll na c'est tout nañ dem ba ci local di nga xam Sonko ba xam callu meer wala du callu meer lu fi jaaroon la rek jeex na législative yi insha allahu rabbi coalition Benno Bokk Yaakaar day jël ndam li pour ànd pour mayaat président doole pour mu àggale mandaam àggale yéenam ci liggéey. est-ce que xam nga ni Sonko ak opposition bu ñu réunir loolu tiitoo ci président. déedéet sénégalais yi ñoo yeewu léegi nekkuñ ci programme mu Sonko ak Idi. sénégalais yi ñoo yeewu léegi fi ñu bëgg a jëmee Sénégal xool nañ ne oto ab bus boo ci duggee ab benn chauffeur mooy conduire sénégalais yi benn chauffeur lañ bëgg a teg ci volant bi moom lañ teg ci volant bi muy président Macky Sall mooy conduire bus bi. loolu sénégalais yépp ñoo ci maase nañ topp ci ginnaawam man nag dama mës a xam toog ci bànqaas yor sa jaasi di gor bànqaas ba chauffeur bi sénégalais yi tànn mooy président Macky Sall pour mu conduire suñu Sénégal macha allah conduire na ba gaare bis bi ñu xool oto bi fenn mbëkkul fenn tojul oto bi impec ñu jëlaat caabi yi teg ci loxoom ne ko doxalaatal moom lañ tegaat ci bopp bi pour mu conduire car bi président Macky Sall nañ ko ñaanal ndam ànd gunge ko parce que bu amee ndam sénégalais yëpp am ndam bu jàddee neneen sénégalais yi jàdd kon nañ ñaan yàlla ndam li parce que ndamam mooy suñu ndam. waaw tamit bu ñu tëjee surtout ci wàllu opposition ba léegi ak justice ñu bëri ñu ñaxtu di ñaawlu mbirum procès Khalifa Sall Karim Wade nga xam ni ñu bëri jàpp nañu Khalifa Sall di ko jaay doole Karim Macky Sall di ko jaay doole exilé loolu noo koy jàngatee ñu bëri ñu jàpp ni jaay doole la daal. waaw xanaa di ñaan yàlla rek wax dëgg yàlla comme ay julli lañ. président yërmande jum ci man mu def ko parce que mbirum Khalifa Sall dafa nekk ci loxoy justice te loolu sama xel màccu ci mënuma ca wax di ñaan yàlla rek bu fekkente ni mën nañ koo jéggal mu dellu ci njabootam ndax ay jullit lañ kenn ku ci nekk bu sañoon du demee noonu ndax Sénégal moom wax dëgg fa yàlla xamuñu ko tooñ ku fayu lañ xam ba tax na lam def jimatuñ koo xool jimatuñ koo xam li ñuy wax rek mooy liñ koy def loolu nag duma ci sori parce que mbirum justice la waaye nag ñu ngi ñaan rek ñi nga xam ne ñoo ŋànk loolu buñ ko mënee dimbali rek toppatoo ay mbiram mu gaaw mën a dellu ci njabootam loolu ñu ngi koy ñaan bu baax a baax a baax. waaw sëriñ bi ngay lan mooy sa kàddu yi mujj. xanaa di sant yàlla di julli ci yonent bu tedd bi di ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral ko Serigne Cheikh mu Serigne Saliou Mbacke suñu borom guddal fanam. wéral ko ba yéene yim am ci liggéeyal Serigne Saliou Mbacke màggale ko. waaw tamit xanaa balaa ñëw kii parce que tey la ñu waroon def délibéré procès Cheikh Béthio ak ay talibem fee ci Mbour. muy acte yi amoon ci Médina Salaam en 2012. ñu reporté ko ba le 6 avril bii nii. yow yaa ngi may wax ni taalibe Serigne Saliou nga te. Cheikh Béthio taalibe Serigne Saliou en tant que taalibe Serigne Saliou loolu naka nga dundee li nga xam ni moom la Cheikh Béthio di dund ak yéen mbokk taalibe bi. xanaa di ko ñaanal rek li ma wax ci Khalifa Sall lay wax ci Serigne Béthio ndax Serigne Béthio koo xam-xam Serigne Saliou
ku xam sëñ Béthio xam ne li muy dund lépp Serigne Saliou la di jëwleen ci kër gi di taalibe di nit ku baax koo xamante bi léppam sëriñ bi la ñuy sàkku ñaan rek ci ñi nga xam ne tamit ñoo yor loolu di ko saytu lépp lu ci yoon diggalee nañu def liggéey bi nañ ko war a defee waaye nag gëm naa ne sëñ Béthio loolu ñuy tudd di ko tudd moom yaakaar naa du mbiram dama ci mënta sori en 100% waaye ku xam sëñ Béthio xam xolam xam yéeneem ci taalibe yi xam ne loolu du jëfam te yaakaar naa mënuma cee sori daal mais sëñ Béthio daal yaakaar naa loolu ñu koy tudd daal ba keroog muy sotti yàlla na Serigne Saliou Mbacke leeral lépp rek ci barke Seexul Xadim waaw. ñu ngi lay sant di la gërëm di sant personnel au site bi di sant njiit li ak yow mi ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaanal site bi yàlla na suñ borom yóbbu ko fu kawe seen jort barke Serigne Saliou Mbacke di xamle Sénégalais yëpp tamit ñuy visite site bi di Wanema Info di site information boo xamante bi day wane xibaar yu wér te wóor ma taamu ko lool nag ci di ko suivre incha allah jërëjëf merci.